Mouhamed Bassirou Diagne responsable politique notable Lébu de Dakar. defe naa du ñu dikkaat ci li waral jotaay bi léegi lan moo ci sa taxawaay ak lan nga bëgg a leer. waaw d'abord dañuy layal suñu teewaay du doon lay sax waaye wax dëgg yàlla dañuy leeral suñu teewaay balaa loolu ñu nuyu képp ku ñu seetaan nuyu Sénégal di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm ni ñu koy faral di ñaanee Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ku ñu nar a indi leneen lu dul jàmm yàlla na la yàlla joxloo jàpp ba fàtte réew mi parce que Sénégal la ñu am suñu amee teraanga fi lañ ko bëgg teddee bu ñu deewee fi la ñuy suul kon ku bëgg taal réew mi dinañ taxaw jàkkaarloog yow ñaan yàlla réew mi bañ a tàkk suñu teewaay fii nag si teewaayu bokk la ci biiri bokkam ndax li waral teewaay bi mooy Seydina Issa Laye Thiaw mii nga xamante ne moom la lii daal ci kawam ba mu woote bii ñu ñëw wuy si ko suñu frère la Baye Seydi Thiaw ko jur Seydina Mandione ku ne xam sama diggante sama wéjur Alaaji Bassirou Diagne ak kër Seydina Limamou ku ne xam sama tànk ci kër Seydina Limamou fii laa bokk fii laa yaroo fii laa màggee lu toll nii su dalee ci sunu kilifa di doom ci Baye Seydi Thiaw jaadu na ñu ñëw bokk ak moom lii waaye itamit li hadis ba wax ne man ra am munkaran moo ñu indi ne jullit boo amee lu la metti war nga koo mën a faj ci sa loxo boo ko mënul nga faj ko ci sa xol boo ko mënul nga faj ko ci sa làmmiñ boo ko mënul nga faj ci sa xol ñun nag mënuñoo faj li am actuellement ci Ndakaaru ci collectivité lébu ci saaxee ak caaxaane ak woyofal ak yelleefu lébu ci réew mi ba tax na loolu moo waral ñu di ko metti lu ci suñu làmmiñ ñu ngi koy metti lu ci suñu làmmiñ te ñu ngi koy metti lu ci suñu biir xol loolu moo waral suñu teewaay ñu ñëw jàppale suñu frère. Mohamed ndax dañ leen a tooñ loolu lañ bëgg a xam. tooñ mënut a weesu ma jàpp ne Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ne moom la ñu tudd di kilifa ci yoonu Mouride di Cheikh Kër Serigne Touba di ko am kilifa nag ñu xam kilifa am defe naa muy Serigne Fallou Sonyibou man ànd naak moom màkk Serigne Fallou Sonyibou di ko baax ku am yar ku bëgg diine ndax ba ñuy ànd màkk sax ñun ñëpp ay kilifa diine rek fa nekkoon mu nekkoon lu rafet loo xamante ne wax dëgg yàlla noonu la lislaamu Sénégal di dundee ñu jàpp ne bu ñu toogee dégg ne am na coow lu am di wàllu suuf dama defe ne bu fekkee ne dafa am lu ñu war a jox waa tànk du ñaari nit ñett ñooy dajale tànk dama bëgg dellu si waat tuuti ci li xew lan la ak lu waral coow li dañu toog xëy dégg ne waa tànk ñi ngi dajaloo fii ci Yoff kër Cheikh Mansour Diouf ñu ne Youssou Ndoye mi ngi si jotaay bi jaraaf Youssou Ndoye jaraaf Al Diagne que je respecte très bien ma nga fa waa Ngor am na ñaari jaraaf yu fa jógee yu ñëw jaraaf Séni Gueye chef de village yu Yoff ma nga fa jaraaf Doudou Mbeng fii bu Yoff ma nga fa waa ma defe ne collectivité lébu nag dafa ami jaraaf am ndey ji réew am ndey jàmbur ami saltige ami ndomba tànk yi bëri su amee loo xamante ne nii war naa jóge ci nguur di ñëw ci collectivité lébu dañu ko war a yaatal waxtaanee ko pencoo ko waaye du lu ñuy beru tëju si biir néeg doxal ko nam leen neexee loolu nag moo éclaté am ñu ko yëg ñëw opposé wu ci def ay point de presse menaces yi commencé daw dégg nañ ni ko Serigne Issa nettalee mooy lu ñaawlu ñëpp ñaawlu ndax dañu nekk ci état de droit nekk ci réew moo xamante ne nii dafa jaaduwul sax nit di dox di ànd ak i garde corps dafa jaaduwul sax nit di dox di xalaat ne yow fi mu nekk tu n'es pas en sécurité Sénégal foofu la toll man je reçois des menaces de mort te man lan laa def lu dul wax li nga xamante ne moom laa xalaat ci réew mi donc dañ toll ci réew mi foo xamante ne nii war na ñu toog waxtaane waat réew mi bi loolu amee Issa Diop Thiaw mi ne daf ko contre ku mel ni man ne daf ko contre président li ñu bëgg mooy nga dajale lébu yi ñu waxtaan te ku waxul loolu président mi ngi koy wax ay fen maa ngi dégg fan yi passé ay Ablaye Matar grand serigne ñu ne grand serigne de Dakar Ablaye Matar man nee naa reconnaître ma grand serigne am il n'est pas un grand serigne il n'est pas légitime parce que grand serigne du faloo sanca ba loolu maa ko waxaat grand serigne buñ la falul ndomba ga ne kër Ismaïla Gueye ndomba ga faloon jàll ma nga kër Ismaïla Gueye ku ci faluwul doo serigne Dakaru ma dégg ko mu toog fan yee passé ne lébu yi la wax Abdoulaye Diouf Sarr ak Alioune Ndoye mooy seen candidat ay waay mais man du ma lébu man du ma lébu Abdoulaye Diouf Sarr n'est pas mon candidat Alioune Ndoye qui est mon frère Papam Ngiraan Ndoye yar ma dans la collectivité lébu n'est pas mon candidat kon fen na te kilifa war naa moytu di fen di wax loo xamante ne buñ ko seetee ba ci biir du doon dëgg rawatina réew moo xamante ne réewum renseignement généraux la Macky Sall est le président le plus renseigné du Sénégal da ngay toog di ko fen mu jàkkaarloog yow di la déglu régler li mu soxla si yow bàyyi la nga dem tay la nañ lébu gi génnoo ma ci kenn nag ñett fi ne ñii coow nii dañoo bëgg a mos ak ñi ne ci biir di mos ne kenn du leen ko yàqal mooy kalaasu Ablaye Matar gi naan kii mooy sunu candidat kalaasu Pape Diagne Gueye fi génn fële suba naan non ñun président la ñu àndal dama bëgg mu leer man damay tudd ay tur parce que li may wax lu ma maîtriser la te sama collectivité jaral na maa wuy ji brigade de recherche sama collectivité jaral na ma kaso sama collectivité jaral na ma dee kenn deewu fi dekkiwaat kaso bi ay nit a fa ne ay xar newuñu fa buñ ñu fa yóbboo ñu dem toog fa waaye tooñuñu
dañuy wax suñu xalaat dégg nañ fi Ablaye Matar xëy taxaw wax loolu Pape Diagne élection yee passé dégg nañ coow li ni mu bëree mu génn président la ñu àndal nangam ak nangam xaaruñu ci ñoom loolu li ñuy xaar mooy ñu njaboote collectivité lébu mais soxlawuñu pour ñu nekk fi di wut parti péré fu ñu far mais ici à Yoff Seydina Issa Laye Samb mii nekkoon fii léegi mais yaayam Mame Babacar Laye ko jur Seydina Limamou alayhi salaam ko jur borom rawlu bii ñu ne ci ginnaawam nii moo ko jur mais kooku gën a doon lébu waa léegi lan lañ koy tànnee digganteem ak Abdoulaye Diouf Sarr qu'est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr a fait pour la communauté lébu xam nga man lan laa mujjee maîtriser ci moom mu recevoir ñu mii ma sol moom laa soloon membre presse bi ci yéen ñu ma contacté woon mais Issa Diop mënuñu bokk ndey ak baay mu woote lii man ma war a xëy suba di wax moo tax ma bëmbastal sama kàddu fii Abdou Khadir Gueye dégg naa ko mu am lu mu wax danaa ko ci tontu ndax tey jii bu lébu gi tolloo fii moom am na ci part de responsabilité ñoo fooyee lébu gi ñoo commercialiser lébu gi moom nañu wax sama mag la sama xarit la ma nga nee taxaw bu ma ko rombee léegi dama koy nuyu su ma rombee daf may nuyu nañu wax fonds yi ko Khalifa Sall daan financé fan la ko dugal nañu wax fonds yi daan jóge Union européenne fan lañ ko dugal kum ci neex sax nga sol sa manto bu xonk takk say laar mun nga ne culture lébu ngay incarné waaye nag encaisse sa xaalis surtout lébu gi war nga noo wax foo ko dugal problème yi am ci lébu gi dafa bëri dañ koo war a waxtaanee maa ngi jox ñëpp dig daje semaine prochaine incha allah résidence Mamour ñu waxtaanee collectivité lébu mu wax ci sama xalaat salaamaaleykum